gaawu ñeent fukki juróomi fan ci weer yi rakki gàmmu tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre mbokk yi bismillah leen ci xibaaru marax yi. li ci gën a fës tey la àdduna wërngël këppati màggal bés bu ñu jagleel napp gi xam ne ci ay gaalu looco lañ koy amal nappkat yi xam ne nag fii ci Sénégal ñoom jamono jile seeni mbir neexul ndax feebar gi leen dal ñoom nag dara nag la ñu bëgg mën a jugaat ba delluwaat ca géej ga. njëgub gerte gi ren nag dina toll ci juróom fukk loolu la ñuy jaayee kilogramme bi mu doon ab mbir boo xam ne nag kii nekk njiitu Sonacos ti Modou Diagne Fada moom rafetlu na ko bu baax a baax ndax moom jàpp na ni loolu mën naa dimbale jaaykat yi xam ne ñoo ngi ci àll gi. ca conseil des ministres bi ñu weesu nag la njiitu réew mi waxee woon faw ñu xool nu ñuy defee ba régler lépp loo xam ne ay jafe-jafe la te ñi nekkoon ca immeuble ya nekkoon foofee ca Mariste ñu fay leen seeni location wala yeneen waaye ñoom nag dafa mel ne gisaguñ ci dara tax ba tey ñu def ab sitting ci bërëb immeuble yooyu ñu daanal ponk bu mujj ci xibaar yi ne di gaaw gu nekk day nekk article de la semaine El Hadj Malick Cissé dem seeti ji Fatou Ndiaye bu Sud Quotidien ñu war a waxtaanee mission d'information bi xam ne député yi nekk ci assemblée nationale def nañ ko jëm ci lépp lu jëm ci mbirum mbënd yi bokk yi looloo gën a fës ci xibaar yi nes tuut ñu yaatal ko. mbokki Sénégal mbokki àdduna bismillah leen ci xibaaru marax yi ci yaatal gi ni ngeen ko xamee fan yii lee marché Ocass ab làqu gu metti moo fa amoon ba tax na jaaykat yu bëri am ay ñàkk yu toll takku ay marchandises yu ñàkk yu takku yoo xam ne ñàkk nañ ko ci tax nag ba jëriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi muy Antoine Félix Diome dem foofee ca Touba seeti ji xalif général des Mourides mi ko dalal moom nag ak délégation bañ fa yeggee yëkkati nañ ca saak bu xam ne 50 millions ci sunu koppar moo ca ne ngir dimbale ko ñi ti marchand yooyu xam ne ñoo nga foofee ca marché Ocass te ñoom ay jafe-jafe góor a ndaglu teewee na mbir mi. ginnaaw ba ñu ko tegee mu jiite ministère de l'intérieur Antoine Félix Diome amal tukkeem bu njëkk ci Touba fii xalif général kullu murid dalal ko mu dib occasion ci jëwriñ jile addu ci lakkug marché Ocass Antoine Félix Diome xamle ni nguur gi fas yéene na yëkkati koppar ngir jagleel ko ñi loru ci lakk gile yi. am na yoo xamante ni yu bëri dina ko sumb jëmale ko ci dëkk bi su fekkente ni ci wàllu marché bi la li nga xamante ni mooy yéeneem di décision mooy ginnaaw bu ñu xaymaa li nga xamante ni moo fi yàqu ba noppi ak indi tamit suñu massawu jëmale ko ci ñi nga xamante ni mooy sa njaboot yàqule am lu mu leen jot a dàmp tuuti li ci des nag mu jublu ci defar marché bi xool waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq liggéey bi waaye lu jiitu loolu dina ci jokkoo xam naa ni ak képp kum ci war a jokkool ci dëkk bi waaye ngir mu jokkoo kenn ci dëkk bi bunt bi ñëpp xam nañ ni sëriñ bi yow la. Antoine Félix Diome xamle it ne fokk ñu defaraat marché Ocass ngir mucc ci yenn jéeye yi. li ñuy wax ci tubaab bouche d'incendie tamit nga xamante ni ay ndox la yu ñuy faral di ay dencukaayu ndox yu ñuy faral di def ci dëkk bu mag bu mu toll rawatina dëkk bu mel ni nag Touba. ndax Touba moom ku ne xam na dayo bi mu am ci Sénégal ak dayo bi mu am ci sax suñu dund wi yëpp xam nañ dayo bi mu am ba looloo waral am na loo xamante ni dañ ci jubluwaat ndaxte bi ñu njëkkee def xayma yi ci jiitu gis nañ ni loolu ñuy tuddee bouche d'incendie yu bëri doxul woon loolu nag liggéey la boo xam ne dañ ciy dal di jubluwaat ci defar marché bi ba nga xamante ni dina doon marché bu tolloo ak dëppoo ak jamono ba ñu mën caa liggéey ni ñu ko xamee fii ci Touba. Touba moom li ñu leen xamee mooy te loolu la sëriñ bi sancee dëkk bi mooy jaamu yàlla ak liggéey.
mu dip nemmeeku bu xalifa général kullu murit rafetlu ginnaaw ci baatuk kii ngàlloo kàddoom rafetlu taxawaay gouvernement bi. dégg na kàddu yi nga xam ne wax nga ko léegi itam. dégg na kàddu yi nga xam ne wax nga ko itam. ci li ngeen bëgg jëm ci dëkk bi. ci li ngeen bëgg a jëmee ci dëkk bi. xalaat yi ngeen ci am. ak xalaat yi ngeen ci am. mi ngi ñaan suñu borom mottali ko. mi ngi ñaan suñu borom mottali ko. ba ñi nga xam ne ñoo ci loru woon ñëpp. ba ñi nga xam ne ñoo ci loru woon ñëpp. la ci diisoon ci ñoom lépp oyofaat. la ci diisoon ci ñoom yëpp oyofaat ci ñoom. ginnaaw résidence Khadimul Rasoul ministre de l'intérieur demit ci marché Ocass di bërëb bi mu dajeek association bi ëmb commerçant yi. Gora Ndaglu jërëjëf ni ngeen ko xamee fan yile nappkatu sénégalais dafa mel ne ñoom nag nattu daa tal seen kaw li waral loolu moo di ne feebar bi xam ne moom la ñu jëlee biir géej tey sax àdduna wërngal këpp ti màggal bés bi xam ne moom la ñu dénk moom la ñu fàttaliku ñi xam ne ñooy jëfandikoo gaalu looco yi muy pêche artisanale ak ña cay liggéey fii ci Sénégal nag su fekkee ne nappkat yu bëri ñoom ñoo ngi ci lal yi tëdd li ñu am yéene fi mu toll nii mooy defaruwaat ba gën a mën a gaaw ci lu mu gën a mën a gaawee ngir mën a jugaat delluwaat ca géej ndax foofee la ñu xam ñu teewlu reportage yu Mamadou Lamine Fati bi. bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel nappkat yi ñu ngi file ci Thiaroye-sur-Mer file moom askan wi liggéeyam bu ëpp mooy li nga xam ne mooy napp gi la waaye waxtu gi nga xam ne feebar bi nekk ci nit yi la te génnee file ci Thiaroye yi ak tere bu ñu def napp gi la ci gox gi la tax na ba ñi nga xam ne ñooy nappkat nekk ci Thiaroye yi nekk ci jiixi jaaxa bu rëy. yàlla sonn nañu ndax yaakaaroon lu dul géej tey ji bu ñu annoncé ni maanaam jën yi fi mu toll nii ba neexul lekk kenn du ko lekk kenn du ko nangam kon léegi nappkat bi bu jàppee jën léegi fan la koy jaayee kon léegi ñooñu ñi nga xam ne maanaam dëkkuñu fi kon ñoom mën a jox géej gi ñuy liggéey assommation ñu nga xamante ne maanaam ñoo nekk Sénégal di moolu Sénégal yaakaaroon lu dul géej dégg nga léegi état tere ñu clandestin bëgg duñ dem clandestin léegi géej nañu yaakaar kon nañu jàppale ci géej gi nga xam ne maanaam mën nañu yaakaar. tere leen napp gile mu ngi niroog nit ki di sàq mi nga jël li nga xam ne moo nekk ci gémmiñ gile rocci ko loolu di xalaatu Mamadou Bey jiite Alliance des Verts ci Dakar ñëwoon seet si nappkat yi nga xam ne dañoo feebar ci Thiaroye yi. ressource bi nekkoon ci géej gi nekkatu ci parce que am na yeneen phénomène yu dugg si yooyu phénomène ñu ngi ciy liggéey pour ñu bàyyeek suñu géej gi ñu bàyyeek ak suñu pêcheurs yi ba nga xam ni ñoom liñ ci doon am ñu am ko ci Sénégal mën ci am liñ ciy am aussi mais bu fekkee ni dañu jël suñu géej gi di ko joxe te ñu am ay pêcheurs yoo nga xam ne ñu ngi fi di dem ay Mauritanie wala di dem ay Guinée-Bissau loolu tamit man gisuma ni loolu mooy la bonne solution nañu protéger suñu économie nañu protéger suñu xale yi ndax nag bu dul loolu ci dañuy dem immigration rek te bu ñu demee ñun lañuy ci économie bi lay impacté. nappkat yi nga xam ne dañoo am feebar gile jóge sa Saint-Louis ca Mbour ca Thiaroye ñoom lu ñu bëgg rek mooy delluwaat ci géej gile te ñoom ñu ngi woo kilifa yi ñu taxawu leen bu baax a baax. fi mu toll nii ñi nga xam ne maanaam mooy capitaine gaal yi yoratuñu dara lu ñu dépensé fi mu toll nii yoratuñu dërëm bu ñu xam ne moo ñu dépensé te nit léegi fu ki nga xam ne maanaam da nga wax pour mu toog kon da nga am loo teg ci loxoom pour mu toog. dégg nga fi mu toll nii tegaguñ suñu loxo dara loo xamante maanaam mën nañ ko garder pour suñu njaboot mën ci lekk tey bu ñu sañoon bu dëgg yàlla fi mu nekk nii ñu bàyyi ñu dem ñu liggéeyi ñu géej nañu yaakaar dara lu géej mool bu toogee ñaari fan du am dépense nañu ko di dëgg. tey jile ñoom duñu bokk ci bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel nappkat yi nga xam ne dañoo am feebar bi le nekkee ci Thiaroye yi tëdd seeni lal ñoom lu ñu bëgg rek mooy jóge ci mbir mi le ba delluwaat ci biir géej gi le. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ñoo xam ne nag ñoom ñoo ngi sant yàlla fi mu toll nii mooy baykat yi ginnaaw nag ba ñu xamalee ne njëgub kilogramme gerte gi ren dafay yekku dem ba ca juróom fukk yoo xam ne sax kii di directeur général bu Sonacos di Modou Diagne Fada moom jàpp na ni dafa nekk loo xam ne yennu na maanaa ndax fi mu toll nii loolee suñ ko defee dina jàppale képp koo xam ne baykat nga te sa nawet neex ngir nga mën a am loo xam ne di nga ko dundee waajal nawet gi ti ñëw ñu teewlu reportage Seynabou Babou bi lay. juróom fukki dërëm mooy prix bi nga xamante ne la nguur gi wax pour ñu jaayee ko kilo gerte gi décision bi nag njiital général bu Sonacos moo ngi koy rafetlu ci gis-gisu Modou Diagne Fada décision bi ñu jël nag dina wàññi ndool gi ci baykat yi. kilo gerte juróom fukk dina may baykat bi mu gën a yokk pouvoir d'achat dana may baykat bi tamit mu gën a mën a xeex ak ndóol
moom mi le nag moo ngi gën a dalal xel yi di xamle ni tamit lépp lu ci wax dinañ ko def ngir campagne bi jaar ci yoon. fii ñuy wax ak yéen lu mat 7 millions d'euros mu ngi suñuy compte yu nga xam ne lundi moom la ñuy tàmbale fay ñi nga xam ne jaay nañu seen gerte balaa weer wee dee weeru novembre bi bala ñu dugg ci décembre yeneen 20 millions d'euros dana dugg mu ñaar fukki millions d'euros ak juróom-ñaar bu ñu jógee ci loolu am na convention de financement bu bees bu nga xam ne Sénégal signé na ko ak AITFC ñoom ñooy jàppale mooy filiale bi nga xam ne mooy filiale banque islamique de développement ñeent fukki millions d'euros yooyu nag su ñëwee fekk si ñaar fukki millions ak juróom-benn jëm juróom-ñaar yi ñu am dana nekk juróom-benn fukki millions ak juróom-benn ak lu teg ci ay euro yu nga xam ne dana yemb. ci giile ndaje njiital Sonacos moo ngi xamle kat lu tolloog ñeent fukki milliards ci suñu xaalis dinañu ko def ci campagne njaayum gerte bi. Seynabou Babou ñeneen ñoo xam ne ñoom tamit nag mbégte lu ñu àndal mooy waa université Gaston Berger ginnaaw ba fanweer ak juróom-ñaar ci seeni ndongo amee diplôme bi ñuy woowee ANAQ-Sup mu doon loo xam ne nag dafa di lu njëkk ci université ba tax ba ñoom ñëpp ñu génnandoo ngir mën a màggal mbir moomee tey gënti soññ yeneen ndongo yu nekk ci daara ju kawe googu Momar Alice Niang. daara ju mag ji ñuy dippee Gaston Berger nekk ci Ndar doon na feetal nag ay lauréatam yu bokkoon ci concours CAMES bu 2020 ñu xayma leen ci lu tolloog fanweer ak juróom-ñaari lauréat yoo xamante ni ci mboolem faculté yi nekk ci université bi am nañ ci. CAMES boo ko déggee mooy instrument boo xam ne moom mooy évaluer suñu enseignants yi ci seeni grade. tey dañu fa regroupé wu parce que dañuy féetee fanweer ak juróom-ñaar collègues yoo xam ne dañoo jàll ci liste d'aptitude yu CAMES yi mu nekk loo xam ne nag lu rëy la ci université parce que loolu aussi day wane ne am na liggéey bu rëy bu ñuy def ci université te dina yokk aussi qualité ak performance su formation yi ñi réussir nag ñu ngi ci UFR yëpp commencé na par agriculture santé UFR EJP vraiment toutes les UFR ak waa UFR médecine aussi ñëpp a ngi ci biir. ñi nga xamante ni ñoo jot seeni lijaasa ñoom di rafetlu li nga xamante ni moo di fête biñ leen organisel rax ci dolli nag di ñaax ndaw ñi pour ñu jaar ci seeni tànk. may def nag mooy sant ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ci université bi taxaw nga ci dimbale ñu ngir dossier yi aw yoon moo tax ñu am résultat yi nga xam ne am nañ ko te di encourager ñëpp ñii di ñëw. ñu fexe ba seen résultat yi gën a baax yi ñu am ren sax. ci seen pàcc ñoom kilifa yi daara ji di Gaston Berger yëkkati nañuy kàddu xamle ni lépp lu ñu mën fexe ba rek excellence bi di wéy ci biir université Gaston Berger daañu ko def moo xam ci jàngalekat yi la wala ci ndongo yi. ñëw wax ci waaradam yooyee xam ne Boubacar Dieng ñoom la demoon seeti ji ñoom nag li ñu amal tey mooy ab ndaje ngir ñaawlu lépp loo xam ne politique de jeunesse la bu nguur gi teg ndax ñoom li ñu gis moo di ne Sénégal dafa mel ne ndaw ñi dañ leen faalewul wala politique bi war ci ñoom dañ leen ko joxul moo tax ba fi mu toll nii ñoom mooy conseil national ak insertion emploi des jeunes bi nguur gi bëgg a taxawal ñoom gëmuñu ko lu ñu bëgg mooy nguur gi xool nu muy gën a joxe fulla ndaw ñi ngir mën a xeex lépp lu jëm ci mbirum mbëkk mi Boubacar teewoon na seen ndaje mi ñu teelu ko. atelier bi nag liñ ci waxtaanee moo di émigration bi nga xam ni dafa dellusiwaate fii ci Sénégal boole kooku li nga xam ni moo di wàllum xëyum ndaw ñi wàllu woowu sax ñi nga xam ne ñoo bokk ci réseau bi xeex ngir àq ak yelleefu ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew gis ni mbir yi jaarut yoon dara. état bi def na ay jéego yu bari mais dafa am problème de coordination au niveau de l'état ci projet yooyu yëpp parce que xam nga boo tegee lu mel ni DER nga teg lu mel ni ANPEJ nga am ay chantier BRT nga am TER nga am lu bari xam nga yooyu yëpp ay jumtukaay yi nga xam nit yi war nañ ci war a mën a am liggéey même bu fekkente ne c'est un travail de courte durée mais mun nga ci war a mën a liggéey mais est-ce que moom mu ngi ciy communiquer bu baax pour ñu xam jeunes yi xam effectivement liggéey yii la état bi créé. ci conseil des ministres fan yi ñu génni nag. président Macky Sall xam ne dina taxawal li nga xam ni moo di conseil
national pour l'insertion et l'emploi des jeunes RADEM gis ni loolu amut njëriñ. État des lieux de l'emploi des jeunes au Sénégal. ñun jàpp nañ ne conseil boobu xalaat bi c'est vrai président kii xalaat na ko mais dañu jàpp ne ni parce que conseil conseil national la de consultation pour président bi bu amee kii muy jël mu woo conseil bi mu xalaat mais aussi ay nit la fay def daa am budget boobu mënoon na ko dugal feneen parce que créé na déjà ay bànqaas yi nga xamante ne ñu ngi fi soxlawul muy créer leneen emploi la wax am nga fi ministère de l'emploi et de la formation et de l'insertion léegi am nga fi DER am nga fi ANPEJ am nga fi ministère de la jeunesse mais looy utati looy soxlaatee beneen conseil national gisuñu njëriñam au contraire li mu war a def dafa war a soññ ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa ne mu boole leen créer benn kuréel pour ñu lëkkaloo ñu mën a xam réellement fan la potentialité yi nekk. ci wàllum recommandation war a dem di sàkku ci réewu Afrique yi ñu xoolaat xaatim yi ñuy amal ak Union européenne ngir rekk fexe ba ndaw ñi mën di dem bitim réew te kenn du ci xalaata jaar ci géej gi ba di ci ñàkk sa bakkan. Boubacar Dia jërëjëf fan yi ñu génn nag ci conseil des ministres dégg nañu sax njiitu réew mi doon wax ci ñi xam ne ñoo dëkkoon ca immeuble ya nekk ca Mariste xam ne dañ leen fa génne woon ngir mën a daaneel immeuble boobe njiitu réew mi doon wax ne lépp lu jëm ci payoor yi ñu leen waroon jox nañ ci taxaw ci nu mu gën a gaawee waaye ñooñee fa dëkkoon nag ñoom dafa mel ne gisuñu dara ci li njiitu réew mi wax tax ba tey jile ci suba ñu amal ab sitting ci kanamu immeuble yooyu ñu daaneel te xam la ne njiir nguur gi sax fi mu toll ni bañ leen génneeg léegi ci diiru benn at gisaguñu lenn loo xam ne war nañ leen ko jox te mu war a dugg ci seen poche ñu teewlu Mariem Mbacké Ndoye moo nekk ku yore seen kàddu. directeur bi mu ñëwee dafa dalaloon suñu xel bañ tuddee ko directeur fast track mais tey dafa tas suñu yaakaar dañ ñu doon fay par 6 mois fay nañ ñu ko ñaari yoon mois de septembre bi lañ ñu waroon a fayaat 6 mois. mu toog ba mois de ba octobre mu ne ñu mënatul a fay 6 mois 2 mois la mën a fay les gens n'ont pas voulu prendre les 2 mois maintenant 2 mois yu sax mënatuñu cee jot dernière communication ak ñun mooy xamul ban date la ñuy fayal location xamul ban date la ñuy commencer projet xamul ban date la ñuy fay indemnité est-ce que ñun nag population bi ñu doon dugg naan leen wàcc leen directeur bu bees bi kat il est digne de confiance ndax même population boobu dinañ duggaat ci ñoom naan leen directeur bi nee na xamut directeur bi nee na xamut est-ce que loolu wax la ils sont ñi ngi violer accords yi nga xam ne ñoom lañ amoon ak ñoom bu ñu violé wul woon accords yi tey kenn duñu gisaat sur le terrain xam nga ça fait 1 an déggoo collectif bi def benn déclaration wala mu wax ça fait 1 an violé na accords yi wàccaat nañ ci suuf lu ñu am jël groupe bi ñii bëgg nañoo jotaat seen i kër ñii bëggatuñoo gis HLM sax ci photo bëgg nañoo jot seen xaalis dem feneen léegi nag sensibilité yooyu il faut ñu respecter ko nañu tabaxaat 30 mois lañ ñu waxoon ak 22 mois déjà 12 mois jàll na dara amul gaawantu nañ loolu nag ci démolir parce que démolir 30 immeubles 20 immeubles ci lu matul bi ñu commencé démolition bi léegi matul 2 mois démolition bi gaaw nañ ci maasale nañ terrain bi mais construction la ñu gisuñu projet ak suñuy bët gisuñu benn projet pas projet mais projet gisuñu ko ak suñuy bët donc lan la ñuy xaar jënduñu ci ay privé jënduñu ci suuf suñu occupé wuñ domaine public dañoo dem ci société nationale bu organisé ñu jënd fa ak ay këyit yu leer yu wér donc amuñu dara bu Sénégal de état de droit amuñu lu ñuy ragal terme ragal moom génne ko ci affaire bi dañuy nit ñu yiw nag di ay magi jëmm duñu perturber moo tax ñuy organiser wu di waxtaan manière bu civilisée. Mariem Mbacké Ndoye doon ki yore kàddu ex ñooñe xam ne dañoo yore woon ay kër foofe ca immeuble yu nekk ca Mariste njiital SNHLM nag ak waa SNHLM ci boppam jéem nañ leen jokkook ñoom waaye ba léegi amuñu tontu ci mbir mi ñu wax ci leneen ñoo xam ne nag ñoom defuñu ab sitting waaye dañoo wàcc ci mbedd mi dox mooy waa compagnie sucrière sénégalaise ña fay liggéeyee fi mu toll nii lenn la ñu bëgg mooy suukar sañuy liggéey ca compagnie sucrière ñu jëlaat ko dugalaat ko ci marché bi di ko jaay ndax su dul loolu ñoom jàpp nañ ne seeni liggéey dinañ ko ñàkk te ci jamono ji doon na loo xam ne du gënal nguur gi te du leen gënal tamit seen doxub ñaxtu boobee moom xaalis ñoo fekkee na ko. waxoon nañ ko
def nañ ko liggéeykat yi nekk ci compagnie sucrière sénégalaise dox nañu doxub ñaxtu ci Richard Toll wane nag seen ñàkkum kontante ci situation bi seen usine di dund jamono yi usine bi nga xamante ni nee nañu ay mag yu amoon gis-gis ñoo ko fi taxawal duñu nangu kenn di ko yàq. CSS dafa nekk kër goo xam ne sphère am dafa dépassé Richard Toll dañuy faral di wax ne tey région boo lim fii ci mbooloo bi mën na tàllal loxoom à des centaines et des centaines de personnes. CSS dafa dépassé Sénégal, c'est la sous-région. moo tax c'est une entreprise qui nous est chère, qui nous est très chère parce que c'est là où nous gagnons notre pain. donte rafetlu nañu kàddu yu njiitu réew mi yëkkati ci conseil des ministres mu jëm ci mbirum suukar si nee nañu nag ñoom jamono ji ñu ngi koy xaar ci ay jëf. ñii nga xam ne ñoo jëf ji ne leen identifier ne leen jàpp ne leen teg ci yoon on a besoin de ces exemples pour xam ne ñu ngi dans une gestion saine et vertueuse ñii ñu ngi koy taxal ñii ñu ngi koy tilimbal ñii ñu ngi koy balafré. li ñu bëgg dañu ko am déet lu wér te wóor mooy ñi nga xamante ni ñoo di liggéey ci compagnie sucrière sénégalaise fi mu nekk nii seen xeex bi daañ ci def lu ne ndax lu mu leen jaral nee nañu di leen ko jaral. jërëjëf Momar Ali Signon ñu wax ci waa club Eden ñoom nag dañ doon ubbi seeni buntu ci fan yi ñu génn lu ñu seetlu nag moo di ne faw ñu gën a xool nu ñuy gën a amee njaxlef ci nu ñuy téewee xale yi ci rentrée scolaire bi ngir mën a def ba mbasum coronavirus bi doon loo xam ne lawam du jaare ci biir école yi leneen lu ñu yëkkati seeni kàddu tamit profito ci wax ci mooy ñu xool nu ñuy sàmmee ak yelleefu ndaw yi surtout nag ak mbëkk gi xam ne daa doon lu jëlaat yoon ak doole tan ay ndaw ñu leen di gis ci image yi ñuy wax ne ñoom dañoo demoon wala sax ñenn ñi dañoo demoon ba dellu si ñu teewlu seen ubbite googe ak Mamadou Lamine Fati. feebaru mbas bii di coronavirus ak ndaw yi lu ñuy jëlee gaalu looco yi di dee ci géej gi le doonoon na li nga xam ne soxaloon na bu baax a baax ndaw yi nga xam ne ñoo nekkee ci Eden ci bés bi nga xam ne ñu ngi koy tijjee seeni club Eden yile xale yi jël kàddu ngir waxtaan ak seeni ñoñ rawatina di ñaawtu bu baax a baax xale yi di dee ci géej gi le ñun ñëpp bu ñu jugee dem ci gaal yi ñun ñëpp des fa ëllëg kan moo yor Afrique loolu laa leen di jéem a laaj pour jeunes yi nga xam ne ñoom ils pensent que ni rien que l'immigration moom moo tax ñuy réussir. place su xale c'est dans sa famille ou à l'école mais nekkul xale boo war a dem immigration xale tolluwul fu muy liggéeyee waxuma la fu muy amee bay dem dugg ci gaal yi ba fay des. ci tijjinteb école yi le xale yu nekk ci club éducation des droits de l'enfant ñu ngi woo ñu gën a bàyyi xel ci matuwaay ak jumtuwaay yu ñu mën a jël ngir xeex mbas bi le depuis corona bi mu commencé taxul xale yi bàyyi seen loxo parce que créé woon nañ benn groupe de discussion boo xam ni dañ fa daan nekk di partager di créer seeni message di defar ay vidéo ay affiches di ko partager ci réseaux sociaux yi ngir ñaax xale yi ak ñaax la population ñuy respecter les mesures barrières doon na ci bokk ci lavage des mains, des illustrations sur le lavage des mains, port du masque, etc. ginnaaw fanweeri at ak benn ci xeex bi nga xam ne ngir suqali ak yelleefu xale yi le kiy jiite réseau éducateuru Eden yi le di wax ne moom am na mbégte bu baax a baax ci waajur yi lu ñu dugal seeni loxo ci ak yelleefu xale yi le ñun tànk benn xale mi ngi am ay métit ak ay lu ko ak ay naqar yoo xam ne mi ngi tegu ci kawam dañuy jàpp ni liggéey bi des na et looloo waral sax ci biir tàggat yi dañ ci boole waajur yi ak képp kuy acteur de première ligne bu may wax acteur de première ligne nag mooy képp koo xam ne rek xale bi dina jaar ci say loxo. ngir ñoom ñu mën a yegg fu ñu bëgg fokk partenaires yi dugal ci seen loxo ñooñu la sax jàpp nañ ci bu baax a baax ngir Eden yegg fu mu toll. ñi ngi ci situation boo xamante ni crise sanitaire la am na mas bu metti boo xamante ne mi ngi ñu dal ñun ñii yëpp te bu ñu deful nànk dina indi ay loraange ci wàllu ak yelleefu xale yi loolu moo waral ni dañoo gën a remobiliser waat en tant que partenaire technique et financier pour jàppale Eden pour que renforcement bi gën a taxaw sur le terrain et que ak yelleef yooyu noonu ñu mën koo promouvoir bu baax a baax.
jërëjëf Mamadou Lamine Fati kii ci délégué général bu protection sociale moom nag jaar na fële ca Tëngéej ca Rufisque nag ba mu fa demee dem na seeti ji waa kër yoo xale yooyee xam ne yenn saa yi seen loxo du doj seen ginnaaw wala ñuy am ay jafe-jafe maanaam ñu inapte ndax ba mu fa demee nag moom li mu jàpp moo di ne faaw ñu taxawu ñooñu xool nuñ leen di dimbalee ba ñooñee mën a bokkaat ci société bi nu mu gënee. Aminata Sow di délégué général à la protection sociale la solidarité nationale kii taataan ay kàddoom ci Babacar Seck. liggéey bi ñuy liggéey mun naa ne si ñun la ñuy jàppale si liggéey bi parce que président Macky Sall daf ñu dénk délégation générale à la protection sociale à la solidarité nationale bi nga xam ne dafa war a jàppale képp koo xam ne néew di doole la handicap bu mu yore mun na nekk si côté am problème looy dundee problème mu ñàkk comme loolu yëpp ñun si loolu la ñu war a yëngatu ñoom nag ñu nekk nag si cible boo xam ne bu gën a soxla ndimbal la ñu nekk di leen jàppale ñi nga xam ne ay xale yoo xam ne dañuy dund ak benn laago ñu nekk si seen biir kër yi nga xam ne waajur yi xëy na dañuy jaaxle duñu xam naka la ñuy def ak ñoom ñu nekk si wetu waajur yi pour jàppale leen nu ñu gunge xale yooyu ba nga xam ni ñoom dinañ am seen àq ak yelleef bu ñu war a am bi donc mu nekk lu am solo lu ñu liggéey loo xam ne ñun tam si suñu liggéey ñu xam ni ñoom mun naa ne dañuy jàppale parce que li may wax liggéey bi yëpp si base bi la parce que soo nekkee si kaw mënoo xam kan moo nekk si jafe-jafe kan la ñu war a dimbali mais ñoom si seen bopp bu fekkee ñoom déjà recensé nañu ñooñu dañuy gën a faciliter liggéey bi. njiital organisation internationale bu francophonie dellusiwaat njiitaloon moom mooy ko jiite woon ci ay jamono di Michel Jean dellusiwaat na fii ci Sénégal bi la yoon nag lu ko fi andi du francophonie waaye ñëw andi sargal gi ñu war a jox doomu Sénégal gi di Seyni Mbaye moom mi nag xam ne moom la ñu jox mandarga mooy gi nekk ab étudiant boo xam ne dafa nekkoon foofee ca Canada ci université Waterloo mu gën fa wane boppam Seyni Mbaye nag nekk ab doomu Sénégal goo xam ne dafa doon jàng foofee lu jëm ci développement international ba mu dellu see ci réewam ak léegi nag moo ngi taxawu ndaw yi ngir mën leen wan yoon goo xam ne mën nañ fa tàggate seen bopp ba mën a am liggéey goo xam ne dinañ ci suturlu Seyni Mbaye ak Michel Jean seen ndaje boobee Boubacar Dia tawee na ko. gannaaw bu mu amee baccalauréat am ci atum 2013 ci école Yavuz Selim Seyni Mbaye jóge Dakar ci atum 2014 ngir dem ci Canada ci université Waterloo ngir yokk xam-xamam ci développement international tey jile ñu koy sargal jox ko bile raaya nga xam ni moom la ñuy jox ndongo bi gën a ràññeeku ci at mi. genre fierté bu mag fierté bu rëy comme sànq ambassadeur yi nu mu ko doon waxee am na je pense que chaque année dina am ay 5000 étudiants sénégalais yu dem jàng ji Canada. et si junni yooyu ak junni étudiants yooyu yëpp ñu jël ma si man Koundougu ne étudiante ne je pense que ni fierté bu mag la et di ko sant yàlla di ko sant samay waajur ak sama cercle social ak sama professeur yi ma bàyyi foofu ak yëpp. bi ma dellusee Sénégal nag Seyni di liggéey ak ndaw ñi di leen jàppale ci seen njàng. toogee fii ay 1 mois 2 mois yooyu amoon naa occasion wala opportunité liggéey ak sama yenn xarit yoo xam ne dañoo créé woon benn organisation bu tudd Sénégalais School of Success ñoo ngi Instagram Facebook ak Snapchat pour gars yi bu ñu soxlee information Sénégalais School of Success wala SSS te li ñu doon def mooy dañuy jàppale yenn ndaw yu nekk seconde première terminale ñu mën a am ay information ak ressources yu ñu soxla yëpp pour mën comme ñun dem jàngi Canada uti xam-xam ñëwaat wala toog fa ça dépend si ñoom mais daal améliorer seen train de vie améliorer ñu fi bàyyi wala ñuy fekk foofu. ki fi nekkoon secrétaire général bu organisation internationale de la francophonie amal na ay seede si kii di Seyni Mbaye. Seyni Mbaye, sachez que votre passage à l'université de Waterloo. Seyni Mbaye dama bëgg nga xam ne sa jaar-jaar ci université bu Waterloo doon na lu am solo kenn dootu ko fàtte yow mii nit ñi dañ la war a def royukaay. Vous êtes un exemple hein et vous êtes une référence. ambassadeur bu Canada fii ci Sénégal dafa prox ndollu ci bile ndaje ngir fàttali fukk ak ñetteeli salon de l'éducation boobule mbir sax fanweer ak juróomi institution nañ ci bokk wante atum ren ji nag
ñu ngi koy amal ci l'internet bi diggante ñaar fukki fan ak juróom jëm ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre atum 2020. si yow la ñu jaare sax jël yoonu xibaaru bitim réew yi xam ne dañ koy tàmbali ca Burkina Faso foofe nag xam ne ëllëg ci dibeer bi la ñu war a xool kan mooy nekk njiital réew ma kan mooy wuutu kii ci Roch Marc Christian Kaboré ca bopp réew ma waaye nag su fekkee ne démb ci ajuma ji la ñu jeexal seen campagne électorale mën nañoo wax ne réew ma moom fi mu toll nii scrutin bi dafa mel na dalul xelu ñu bëri li waral loolu moo di ne foofe ca dëkk ba lii di terroriste ya dañ fa am doole bu baax a baax ndax suñu seetloo ca 2015 ak léegi réew moomee lu ëpp junni doomi aadama ñoom ñàkk nañ seen bakkan ci ay cong yoo xam ne jihadistes yi dañ ko fa defoon su fekkee ne nag ëllëg la ñëppati xaar kan mooy jiite réew ma ak ñan ñooy dem ca assemblée ba fi mu toll nii lenn moo leen leer moo di ne réew ma ab million wu nit ak lu ko teg ñàkk génn nañ ci réew mi daw ko dem wuti ji yeneen géew yu nekk ci sous-région bi ndax tiitaange tax ba am na ñu bëri ñoo xam ne jàpp nañ ne lii di élection bile ñoom duñu mën a bokk ci ñi woote. ñu wax ci mbasum coronavirus bi ak tolluwaayam fii ci Afrique nag loolu bokkut ak ñi am fële ca Burkina Faso ndax ñiiti waa Mauritanie ak ñiiti waa Gabon ñoom nag seen xel dalul benn yoon li tax loolu moo di ne ñoom fi mu toll nii dañoo gis ne mbasum coronavirus bi daa amaat doole bu baax ci seen dëkk yi tax ba waa Mauritanie ñoom fi mu toll nii li ñu bëgg mooy amalaat ab conseil interministériel boo xam ne day taxawu lépp loo jëm ci mbirum xeexum mbas mi ndax jàpp nañ ne fi mu toll nii lii di mesure barrières yi dañ ko bàyyi bu baax a baax loolu moom tamit moom la ñu seetlu ca Gabon tax ba njiit kilifa gu ñu dénk lépp lu jëm ci wetum mbirum wérgu yaram moom jàpp nañ ne dafa war a taxawal ab brigade mixte boo xam ne lépp lu jëm ci mbirum taxawu xeexum mbasum coronavirus bi le dañ ci dugal seen loxo ba nit ñi geste barrières yi ñu mën ci taxaw bu baax a baax ñu yegsi ci ponk gu mujj ci xibaar yi muy tey jile luy El Hadj Malick di ñu defal muy article de la semaine bi xam ne nag El Hadj Malick daa dem seeti ji waa Sud Quotidien Fatou Ndiaye nekk ab journaliste foofee def ab gëstu ci liiti mission d'information bu waa Assemblée nationale def jëm ci mbirum mbënd mi mu tuddee ko liiti entre incohérence ak dysfonctionnement gestion des inondations gëstub El Hadj Malick Cissé bu mu ci am ak laaj ak tontu ñu teewlu ko. rapport mission d'information bu assemblée nationale doon gëstu bu baax wàllu mbënn mi génn na boobule rapport ñetti téeméer ak ñeenti page la suñu sukkandikoo su suñu naataangoo yu Sud Quotidien mbir mi am na ay rëq-rëq yu bari yu ñu nemmeeku ci plan décennal biñ tegoon ngir mu xeex mbënn mi. ñu ngi ko bind parce que loolu moo feeñ ci rapport bi. li feeñ ci rapport bi mooy am na ay inconvéniences am na ay dysfonctionnement parce que tey lu toll ni Sénégal ay entités yu bari maanaam ay direction yu bari di occupé wu ci benn question pour inondation or direction yooyu duñu wax benn langage par exemple da ngay dem ci benn direction li feeñ ci rapport bi ba tey mu jox la benn somme te demaat ci benn direction mu jox la beneen somme bu wute ak li ñu waxoon en plus amul coordination entre différentes directions yooyu di occupé wu ci question bi am na ay failles yu bari lii député yu waxaat ba léegi seen rapport mooy amul répartition bu juste entre Dakar ak région yi te feeñ na ci ñoom li ñu indi parce que am na ay régions yoo xam ne ni comme Sédhiou wala Tambacounda amul benn réalisation buñ ci def ci cadre plan décennal li feeñ mooy yeneen projet comme ay Promoville ñoom ñoo ko def ay infrastructure boobule plan décennal am ay rëq-rëq bu baax a baax ñu mën si ràññee ay direction yu bari naka noonu xaalis bi nuñ ko tasaaree tey na xel. bari na pagaay te lépp tamit ñu ngi ko teg rek ci rapport bi créé wuñ ci dara li génn rek lañu wax comme benn mbir mu ne plan décennal 2012-2022 ay direction yu bari di ci liggéey ay ministères yu bari di ci liggéey te ñoom ñëpp
bokkuñu nuñ koy tuddee déjà loolu problème la encore parce que ñoom ñëpp amul coordination kii day liggéey fii keneen liggéey fee beneen problème bi mooy montant yi da ngay ñëw benn structure jox la montant tel nga demaat ci keneen mu jox la beneen montant loolu moo tax ñu def titre boobu. juróom benn fukk ak juróom ñaar moo nekkoon montant prévisionnel bu financement bi jëm ci plan décennal ngir xeex mbënn mi ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn milliard nañ joto mobiliser boobu le montant jaaxal loolu parlementaire yi. bokk na ci li ko waral parce que mënuñ wax nag ne loolu rek moo ko waral li ñu jëlee ci document bi ba léegi mooy loolu bokk na ci parce que amul ay infrastructure ci yenn zone yi mais am na yoo xam ne ni waruñ fa woon dëkk te dëkk nañ fa parce que dañ ko lotissé ci lotissement yoo xam ne ni jaarul yoon. li génnaat ci rapport bi ba tey te ministère des finances wax ko député yi mooy 291 milliards 338 millions ak lu dara lu ci topp moom lañ jot a dajale ci montant prévisionnel bi nekkoon 767 milliards. li ko waral mooy li maanaam état bi dafa jël kii bi priorité bi def ko ci yeneen projet yu mel ni terre yu mel ni KMS 3 inondation yi nekk boo xam ne ni gestion temporaire la su amee ñu def ko léegi su amul après ñu jël xaalis bi dugal ko ci yeneen projet. sama naataango bi nekk si yéen kaay bu Sud Quotidien ni ay incohérence naka noonu ay dysfonctionnement mënul ànd benn yoon si suñu bëggee gérer phénomène mbënd bi nga xamante ni sonal na askan bi. ñu renforcer waat coordination bi entre ñi ciy occupé wu parce que mënuñu am ay entité yu bëri ñuy occupé wu ci benn question te chaque année su tawee même problème mooy amaat loolu moom problème la. mooy manquement yi am ci plan décennal bi parce que li député yu wax mooy 70% ci infrastructure région de Dakar la nekk mais am na région yoo xam ne ni comme Sédhiou wala Tambacounda amuñu dara defuñu fa dara leneen liñ fa def ak néew ay yeneen projet ñoo ko def ay Promoville ay Ageroute mais ci cadre plan décennal bi ñoom amuñu dara luñ fa réaliser. rapport mission d'information bu ñetti téeméeri page ak ñeent fukk ak ñeent la mu am ay photo naka noonu ay illustration ak tamit ay statistiques boobu la mission fukki parlementaire ak juróom ñoo ko def fukki député yi nekk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñett yi ci groupe parlementaire libéraux et démocrates ñaari député yu mujj yi nekk ay non inscrits. El Hadj Malick Cissé di la sant di la gërëm mbokku téléspectateurs yi àndoon ak ñun ci xibaaru marax yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax 19h45 ñu bàyyi leen ak Osama Monique Sagna man nag dinaa leen jox rendez-vous su 0h jotee ñu àndaat ak ci jëkkub xibaar yi mbokk yi di leen sant di leen gërëm bu baax jërë ngeen jëf.